dal leen ak jàmm ci seen numéro 1 muy seen émission Temps Show ñi leen koy indil samedi bu jot fii ci seen site bi di vipinfo.net bu leen fàttee abonné wu ba noppi bés cloche de notification bi mbokki internet yéen ñi tàmmu site bi di vipinfo.net ñi indil leen seen émission Temps Show li ñuy njëkkee maanaam defal leen récap de la semaine gis ngeen semaine bi ñu génn am na xibaar yoo xamante ni jib na ci ba ci njëkk mooy liberté conditionnelle bu ñu jox kooku di Hissène Habré nekkoon fi président Tchad ginnaaw bu mu exilé ay at yu bare ñëw dëkk fii suñu réew di Sénégal am ay njabootam fii ci Wakaam di dimbale waa dëkk boobu ginnaaw bi ñu ko tribunal tëjee woon ci kaso bi mi ngi toll si juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar ñu tëjoon ko foofu ci Cap Manuel gis nañu bu jàngoro coronavirus bi ñëwee nee nañu dañ ko génnee ci diiru 60 jours maanaam muy ñaari weer muy liberté conditionnelle boo xam da koy toog këram mais su noppee day dellu kaso ba analyse bi ci ñëpp def nag mooy suñ ko mënoon jéggal bàyyi ko mu continuer toog këram ndaxte mag la te crime yooyu mu defoon yaakaar naa ni supposé donc lañ ci am amul kenn ku ko leer maanaam présomption d'innocence am na ci te Hissène Habré bi mu dëkkee Sénégal nekk ci Wakaam jàmm ak mësa séq ak waa Wakaam yooyu beneen bi ci topp muy ban muy boo xamante ni kii di ministre des affaires étrangères yëkkati na ko ci semaine bi muy Amadou Ba nag xam le ne képp koo xamante ni ci jamono coronavirus bi yaa ngi ci l'étranger maanaam muy Europe di États-Unis foo mënte nekk ci àdduna bi soo fa amee mbokk bu faatu mbaa nga faatu fa kenn du indi sa néew fii ci Sénégal dañuy préférer ñu suul la foofu pour ay mesures de sécurité ci jàngoro coronavirus bi nee na état du Sénégal nag préparé wu na am na budget boo xamante ni jagleel nañ ko ñoo xamante ni dañ leen bën a jëndal foofu seen bàmmeel ñu denc leen foofu. beneen bi ci topp ñëpp déggandoo nañ ko muy le président Macky Sall moo jóg génnee ko muy secteur économique bi tey am na ñu ci bare ci jamonoy coronavirus bi liggéeyatuñu seen. Comme demeetul noonu nee na waaye bu ci kenn profito pour sukkandiku ci pour dàq ci sa benn employé képp koo xamante ni mi ngi doon liggéey ci bërëb jamono ji coronavirus bi ñëw sa employé jóg ne da lay sukkandiku am ngir dàq la ndaxte amatul lu mu la fayee président Macky Sall dànkaafu na leen nee na leen teg na fi benn budget bu toll ci 400 milliards ak lu topp pour jàppale leen kon gëm naa ni que coronavirus bi Macky Sall jël na ay précautions pour employé yoo xamante ni ñu ngi doon liggéey. bi ci gën a fës nag yaakaar naa ni ñun ñëpp xam nañ ko muy affaire Hiba Thiam coowal Hiba Thiam nag yëngu na ci semaine bii ñu génn muy xale bu jigéen boo xamante ni dafa ñàkk bakkanam ci anam bu doy waar ñu dellu di ko jaal ay mbokkam di ko jaal ay waajuram di ñaan yàlla xare ko aljanna firdawsi yu gën a kawe ndaxte jébbal nañ ko boromam àllarba bii ñu génn bi ñeenti waxtu jotee. ci discrétion totale xam ngeen jamonoy coronavirus bi lépp dañuy éviter lépp luy rassemblement mais ginnaaw loolu dafa am ñoo xamante ni dañ leen ci tudd woon tuumaal leen ci ku ci mel ni Dame Amar nag loué woon benn appartement meublé di fa organiser soirée privée ànd ceeg ay ñooñam ay xaritam ku ci mel ni Diadiatal di RP doon liggéey foofu ca hôtel Pullman ak keneen kooku ñuy wax Poupette di Fatima Rigal ak keneen kooku ñuy wax Neex doon liggéey ci ay boîte de nuit ñu dàqoon ko fa ak keneen koo xamante ni ñu ngi ko doon wax Louti Ba muy doomu Mamadou Ba président fédération sénégalaise de tir ginnaaw nag enquête bi buñ ko boucler ba noppi jamono ji jàppale ni que Dame Amar ak compagnie ak kooku di Diadiatal di Poupette ak Neex jamono ji seen dossier dénk nañ ko Mamadou Seck muy juge du 8e cabinet bu leen teg sous mandat de dépôt waaye nag dafa am kenn koo xamante ni bàyyi nañ ko ci mais sous contrôle judiciaire maanaam fukki fan ak juróom yu nekk dafay dem présenté wu ci kanamu juge bi xam ne mi ngi fii muy Louti Ba nag bokkoon na ci soirée privée bi mais moom bokkul ci ñu teg mandat de dépôt dañ ko def sous contrôle judiciaire lu ko waral nee nañu nag ci biir enquête bi Louti Ba bi kooku di Hiba Thiam nekkee ci danger de mort moom ñëw na ko wàllu indil na ko secours ñeneen ñi ñoo dawoon moo tax ñu teg leen foofu sous mandat de dépôt donc ñi ngi xaar rek enquête bi fu muy mujj ak juge bi lan lay décider ak kañ leen di juger ba ñuy wax ci seen sort keneen ki ci topp muy Amadou Niane nag déggoon ngeen turam bu baax mais moom it mi ngi sous contrôle judiciaire bàyyi nañ ko ñibbi na këram mais fukki fan ak juróom yu nekk dafay dem foofu ndaxte moom bokk ci woon nag te xew ci laalewuñ mais ginnaaw recel lañ ko jàppee woon bi Dame Amar
génnee daaw daf moom moo ko doon jéem a làq donc loolu yoon da koy tere muy loo xamante ni recel la jàppale ni que daal ñi la ñu teg mandat de dépôt dafa am ay chef d'inculpation yoo xamante ni moom la ñu teg ci seen doon bi ci njëkk mooy association de malfaiteurs bi ci topp mooy consommation usage de drogue maanaam am na ci drogue mi ngi fa woon ñetteel ba mooy non assistance à une personne en danger te loolu code pénal dafa am lu mu ci wax muy article 49 maanaam ñetti atu kaso ba ñetti weeru kaso ba juróomi ati kaso woon na la ci fekk dinañ la daan amende boo xamante ni dina toll ci juróomi junni ba 1 million kon jàppale ni que affaire Iba Thiam bi foofu la mujjee beneen bi ci topp muy situation coronavirus nag gis nañu jamono ji mi ngi ci dëkk bi macha allah suñuy médecins yi ñu ngi leen di gërëm bu baax ay jàmbaar lañu cas yu ñu jotoon am muy cas yoo xamante ne ay cas importé la ay cas communautaire ñu ngi koy saytu jamono ji ñu ngi ci presque tey su ngeen xoolee am na fukk yoo xamante ni wér nañu donc nañu continuer di respecter mesures yoo xamante ni ñu ngi koy joxe muy mesures sanitaires yi maanaam di jël distance boo xamante ni dina mat mettre diggante nit ak nit donc jamonoy coronavirus boobu ñu nekk chaque jour ministre de la santé su xëyee dinañ joxol état bi maanaam ñi ngi koy saytu bu baax cas yu ñu amoon yi am na yu ci bare ñi ngi wér. gis ngeen jamono coronavirus bi bu mu fi duggee ba tey gis ngeen gars yi ñi ngi organiser ay téléthon ñii di dimbalaate ñii di indi ay ndimbal di ko jox waa force Covid 19 jàppaleen ni que force Covid 19 boobu dajale na su tollu ñaar téeméeri milliards maanaam muy 1000 milliards. mi ngi foofu ca ministre du budget maanaam collecté nañ ci lu toll ci 1000 milliards force Covid 19 maanaam sénégalais yi ñoo dajale lu toll ci 1000 milliards pour jàppale ko force Covid 19 ngir ñu xeex feebar bii di jàngoro coronavirus ñëw ci réew mi. ba tey jii suñu delloo ci affaire Dame Amar suñu sukkandikoo ci émission jàkkaarloo boobu ji am ci TFM gis nañu Bouba Ndour di recadrer kooku di Dame Amar ndaxte dem na ba ko ci wax benn way boo xamante ni magam boobu di Youssou Ndour wayoon na ko ànd ceeg ndem si yàlla Ablaye Mbaye mu ne ko doon sa baay doon sa baay moo ko gën kon mi ngi recadré waat Dame Amar bu baax a baax moom mii doon papam jël alalam di ko foowee alors que papam ci liggéey lañ ko xamee woon suñu sukkandikoo ba tey jàppale ni que jamono ji ñu toll muy jamono coronavirus xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké jógul ci def ay sorties jàppale ni que dina génneewaat beneen déclaration bu mag te ñëpp ñi ngi ko ciy xaar ñu dëkkee côté Parcelles tamit xam naa ni nouvelle bi ñoom lay concerné mi ngi toll ci dernière minute maanaam loo xamante ni marché Gueule Tapée boobu dañ koy tëj ngir saytuwaat bu baax kaaraange bi ci feebar bii di jàngoro coronavirus marché Gueule Tapée dañ koy tëj maanaam jàngoro coronavirus bi moo ko indi ginnaaw bi ñu tëjee yenn marché yu ci mel ni Castor jàppale ni que marché Gueule Tapée boobu aussi dañu koy tëj. nañu beneen xibaar bu doy waar benn reportage boo xamante ni def nañ ko muy ay xale yu jigéen yoo xamante ni dañ doon jaay seen bopp ci jamonoy coronavirus bi am na kenn koo xamante nag biñ ci dajeeg moom lenn la wax nee na ci loolu lay dund loolu lay lekk loolu lay naan donc mënul arrêté liggéey ba jamono jii ñu toll ci coronavirus bi ak confinement bi mi ngi continuer di jot ay client am waaye moom dafa yor thermoflash am maanaam client bu ñëw dalay testé xool su dee am nga jàngoro ji wala amoo ra jàngoro ji su dee am nga ko dalay dàq nga dem su dee amoo ko nag day jëflanti ko yow nga fay ko nga dem sa yoon tey yàlla ci ban dëkk la ñu nekk. xibaar bii nag mi ngi jëm ci wàllu feebar bii di coronavirus waaye ñi ngi ko jëlee ci Sadio Yaya Bari Sadio Yaya Bari boobu nag mooy président association des sénégalais d'Amérique suñu doomu sénégalais yi nekk Amérique foofu la seen président association ñëw xamal ni ko coronavirus bi jamono ji ñuy wax nañu jàpp foofu ca New York am na fukki sénégalais ak juróom yoo xamante ni am nañ ko te soo ci génnee juróom-ñaar génn nañ ci àdduna donc ñaar ñoo xamante ni jamono ji ñuy wax ak yéen ñu ngi sous surveillance sous ventilation source bi nag ñi ngi ko jëlee foofu ci Sadio Yaya Bari di président sénégalais yoo xamante ni ñoo nekk foofu ca New York beneen bi ci topp mi ngi soxal wàllu njàng bi ak njàngale mi ministre de l'éducation nationale génn na tey pour xamal nit ñi que donte xale yi ñi ngi toog nañu lu tolli parce que weer ak genn wala jànguñu mais jàppale ni que lépp lu jëm ci wàllu année blanche dañ ko exclure ñoom xalaatuñu benn yoon année blanche am atum ren ñoom ñoo xam nag après naka la ñuy xool pour defaat ay cours de rattrapage pour indiwaat ci nit ñi ba tey suñu continuer dañuy dem ci wàllu
Diop Iseg nag coowalam déggoon ngeen ko fii moom ak xale boobu nekkoon seen Petit Gallé di Dieynaba Balde nag nekkoon benn xale boo xamante ni ci Petit Gallé la génne woon ginnaaw nag bi ko ay waajuram dénkee woon Diop Iseg pour mu jàppale ko ci wàllu jàngam gis ngeen histoire bi nu mu mujj wàllu ëmb moo ci amoon mais Dieynaba Balde boobu yàlla dogal na ci ëmb boobu mu jëloon am na ci doom ju góor mucc na ci jàmm ak salaam mais jamono ji nag waa Diop Iseg dañuy xool ñoom naka la ñuy defee seen contre attaque ndaxte ñu ngi doon naan dañuy def ay test de paternité wala duñ ko def mais jàppale ni que daal camp wu Diop Iseg ñi ngi xool naka la ñuy defee seen contre attaque ba tey jii dañuy dem ci wàllu Bougazelli xam ngeen ko mu doon député bi fi nekkoon fii ci assemblée nationale ñu jàppoon ko ci wàllum faux billets ginnaaw nag bi ñu déggee dañ ko refusé woon liberté provisoire maître El Hadj Diouf nag muy avocat génnoon na démentir nee na loolu amul waaye Libération mi génne woon xibaar bi dellusiwaat na ci tey pour insister waat ne dañ ko bañal liberté provisoire boobu kon jàpp leen ni que xibaar yooyu la leen seen émission Temps Show indiloon maanaam muy loo xamante ni semaine bu nekk dinañ leen defar récapitulatif lépp loo xamante ni jot na am ci semaine bi dinañ leen ko indil jërë ngeen jëf.